waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar les patriotes di jaajëfal ñëpp dama bëggoon a def benn vidéo bu ndaw rek pour partager yéen benn détail bu ndaw mais balaa maa tàmbali comme d'habitude damay commencer par exiger comme ni ko sénégalais yi jiñ yëpp di ko defee ñu libérer Ndongo Diop ak Ousmane Tounkara ak tous les otages politiques ñëpp ñi ñu jàpp ñu exiger Macky Sall libérer leen. affaire bi nag du laay benn vidéo bu ndaw la bu mu bëgg a def pour def benn mise au point man du ma dàggasante ci live aw ma sax jot ak ku muy mënti nekk Macky Sall sax bu doon live du ma dàggasante ak moom mais benn affaire dafa am parce que temps yi dafa am ay publication yu may def ci Maty 3 Pommes ñu bëri di ma ci interpeller je comprends ñi nga xamante ne nii ils se disent par exemple jaru ko je les comprends et je les entends te comprendre naa leen quoi parce que en réalité jaru ko. mais aussi c'est que Sénégal dafa am ñi ñoo xamante dañuy dof et malheureusement dañu yàgg di nax quoi dafa am ay patriotes yoo xamante ne nii dafa am lu ñu réeri ci combat bi quoi gis nga seytaane dafa am ay nit ñu seytaane nit ñu bon xeetu mati gi dañuy màtt di ëf te lii damay interpeller patriotes yépp nag gis nga ay pexe Maty 3 Pommes wallahi bu sottee wala bu sotti woon Pastef du exister jamono ji xaw ma ban jamono nag mais jamono ji ñuy wax nii ku mel ni Maty 3 Pommes ay pexeem bu yeggoon Pastef du exister te ñoom li ne seen biir xol mooy defetu Pastef moom moo leen di dundal. léegi nag s'il y a des gens qui pensent que dafa am lu ñu war a bindoo Pastef ñun ñu gëm ne Pastef noonu la bindoo ba dañu war di bàyyi lu bari. man je suis d'accord mais duñu bàyyi lépp parce que li ngeen comprendre mooy quelle que soit cette fille là li muy def di wër di def li muy def nii yépp dafay xeex il faut que ngeen comprendre ko mais dafa yaakaar ne dafa muus et malheureusement yenn patriotes yi yaakaar ne ñoom dañu muus ànd ak moom ci loolu mu leen di woo ay liberté di ku mu neex mu wax am naa droit invité kii c'est-à-dire loolu mosul nekk problème ak patriotes yi nga xam ñoom ñuy jàmmarloog moom il n'a jamais été ça en fait. booy bi yàgg na di live yàgg nañ ko seetaan jiituwuñu ci réseaux sociaux yi xëy na dafa gën a siiw comprendre ngeen mais bu ñu leen dugal sur le fait que tey ñun dafa am lu ñu koy xañ liggéeyam c'est pas ça il faut arrêter quoi fii benn patriote xañu fi kenn liggéey ñu bëri ñu koy ŋàññi tey mooy ñu ko doon déglu démb dafay baax ñu leeral ko quoi amul kenn ku am maqaama nga tudd Maty 3 Pommes ak koy mënti tudd nga jël décision ne da nga bëgg a xeex Ousmane Sonko ñu seetaan la amul yàlla bindu ko ak koy mënti nekk nag te gis nga souvent gis nga bu laajee ñu wàcc ak yoon ci ban bi bu laajee ñu wàcc ak yoon souvent ci ban bi dinañ wàcc ci ban bi te booy bi ci loolu la ñu woo parce que xam nga lu tax affaire bi métti man Issa mënuma nekk benn gain boo xamante ne nii damay ñëw toog tey di leen ñoddi yenn affaires yi. tey Guy Marius Sagna am lu muy représenté man ma ñëw di ko xeex man mun naa comprendre naw lay Ousmane Sonko ñëw di xeex Ousmane Sonko ci yu Ousmane c'est-à-dire politiquement ñu xeex mais du ñootuñu nangu ñu ñuy nax ba suba ñuy am ay Tounkara bu 2S di am ay ñu ñuy bett di am ay Latif Coulibaly di am ay Aïssatou Diop Fall ñuy xëy ñu naan ay loolu amatul c'est-à-dire ñun léegi dañuy anticiper démasquer leen gis ngeen Maty 3 Pommes li tax ma ne man dañu war a comprendre que ni du ko war a yëngal projet wu Pastef mais ku ñu war a tontu la pour leeral ñi seetaan que ni du exemple yow mënuloo ñàkk a nekk exemple ba pare bugg a woote sa bopp ci réseau yi koo xamante yow yaay won parce que ñoom loolu la ñuy woote en fait ñoom ñooy wane yoon bi ñoom ñooy wax dëgg ñoom ñooy indi information ñoom rôle boobu la ñuy ñëw porter alors que ñoom du ñu ay exemple ñun mënuñu am Ousmane Sonko mu ñëw nekk espoir pour la jeunesse. te gis nga yenn patriotes yi woote seen bopp patriote jàpp ne ñun waruñ ko war a bàyyi après ngeen di comprendre bu sottee ngeen di comprendre man dama bëgg muy leer man bu ma gisee ennemi Pastef man damay bëgg interpeller patriote pour ne leen kii ennemi la dama ko doon defee ba ma koy wax ci TFM bu yàgg na dem leen xool su may laaj Maty 3 Pommes ennemi wu projet bi la man je lui ai toujours dit. nekkal ci projet bi ñu débattre mais mi ngi dugg ci vie privée wu Ousmane Sonko parce que nag
diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr dafa am lu ci privé te moom mi ngi ciy dugg moom moo ñëw tudd fi ay preuve yoo xam moom kese ko am. parce que gis ngeen coow lii maa ngi ciy waxtaan sa benn xarit dafa am ñoo xam dañu ci parier mais dañu parier ñàkk parce que bi coow lu jógee dafa am ñoo xam ils étaient convaincus que Ousmane Sonko day tëdd. dafa am ñoo xam dañu ba affaire bi nee tëll ñu ne Macky Sall jekk na Ousmane Sonko dafa am ñoo xam dañu parier Macky dafa parier Moustapha Diakhaté dafa parier y a des gens yoo xam dañu teel a wax parce que dañu parier dañu jàpp ne coow li jeex na Maty ba muy wax que ne ay lii ñëw ay produits yi ñëw affaire yi bu ñëwee dina leer dañoo parier parce que pour ñoom waa ji dee na looloo xew y a des gens qui ont parié et malheureusement pari bi jàllul ticket bi dafa yàqu parce que dañu jàppoon ne Ousmane day daanu ay preuve yi ma yor bu affaire bi kalaatee di ngeen dégg affaire u demee noonu affaire bi yàqu résistance am léegi man de li ma ko wax dafa leer lii may laay bi may def nii di wax ci moom dootul amaat parce que du ma laay pour moom mais na bàyyi Ousmane Sonko kon man bu bàyyiwul Ousmane Sonko xam nga dégg naa ko mu naan amuñu preuve gis nga photo boobu ma génnee moo góor jigéen boobu maa ko tey génnee ko boo yaakaaree ne amuñu preuve parce que en réalité man du ma style nit kuy ñëw j'ai pas envie de la détruire en fait on la connaît ay sama papa sama nii yow ba sa papa di dee boobu da ngaa fàq nekkoo sax seen kër yaa ngi dégg ay dama mel ni révolutionnaire la yow escroquerie lañ la jàppee am na yeneen ñu ci nekk yow bañ la jàppee fañ la fatoo nag lan la doon def yooyu yëpp on le sait comprendre nga mënuloo dem Dakar def say toj-toj mandi nekk façon nit koo xam suba tey nga tëddee góor suba nga tëddee jigéen def say toj-toj ba pare bëgg a ñëw ci réseaux sociaux yi fekk ñun ñu xeex même des gens sont morts pour ce projet là nga ciy ruube di ci wut doo ci am ak loolu am gars yi toog fi naan nañ ko négocier gis nga bu arrêté wul yi muy def nii dinañ ko saam ci réseaux sociaux yi te nag ñun ragaluñ ci dara de na ko xam de ñun dañu sës wax naa ko ku dul moom sax parce que lii ça rien à voir avec le projet Maty projet bi sut na ko man dama bëgguma waa Pastef wax ci bëgguma du affaire u Pastef gars yi nañu déroulé mais ci réseaux sociaux yi la koy defee am nañu patriote yu nekk ci réseaux sociaux yi ça rien à voir avec Pastef c'est un combat de principe dootuñu nangu xool leen ay Aïda Patra ay François jàgg yooyu ñu dégg ñu naan dañuy kii Adji Sarr c'est que Sénégal mënatuñ continuer ñu koy fooyee noonu quoi des gens yoo xam ils en ont rien à foutre benn 100 000 francs 1 million 200 millions bi ñu ciy am rek quoi et puis des gens yoo xam duñu ay exemple ñoom ñëpp ay dunq lañu te gis nga ñoom dañu am chance sax am na lu ñu am na lu gën a garaaw lu ñu am c'est juste que dafa am ñu mu liyee loo xamante ne nii ñooñu dañu am seen vie privée defuñu li ñuy def neroon na gën a tàng si seen taat yi waaw parce que am na ay dossiers yoo xam tey boo ko tuddoon li nga ci boole des innocents ay dégâts collatéraux yoo xam ñoom peut-être mun ci impliqué mais gis nga boo continuer di dof la dinañ la fi génneel bu ne weng te yaa ngi génn naan affaire bi neex na neexul di këj gis nga fii lu yëngal la ko yëngal ko ëpp doole xam nga di tax ngay génn di live di wax di vidéo fii moom dootoo nekk modèle réseaux sociaux yi dootoo fi nekk modèle wala di nga assumer li nga doon assumer nga ne da ngay xeex man loolu lañ bëgg parce que xeexu làqatu boobu noonu di dal ci Ousmane Sonko di utiliser bu subaa nga invité bu Ligalissa gannaaw suba nga invité Abdou Karim Gueye xurum xaq naan da ngay équilibré loolu lañ bëgg mu dañ te je vous le dis dama koy wax képp ku fa demati di wax au nom de Pastef danaa fi live dénoncé la sa bopp la fa yóbbu ku fi live ati dem foofu noonu suma xarit suma doomu ndey bu Ligalissa dinaa ci waxtaan ak moom xam naa ko damay liggéey ak moom c'est quelqu'un de bonne foi mais dinaa ko wax interpeller ko ak ñeneen ñi ku fay demati na nga assumer li ngay def ak Maty tóob la dóorkat la jàgg la baaxul du modèle looluy dëgg nag su ma ko waxee dañu ne Issa Pastef nii du xeexe nii man lii man la du Pastef waaw man je reste convaincu que Ousmane Sonko pour ñu protéger ko des fois bu laajee ñu dof la ñuy dof des fois bu laajee ñu sadik dañuy sadik parce que ñi ñu ko sekkal weesu nañ sadik weesu nañ dof-doflu yëfu maa tey la ñuy def lu ñu bañ Ousmane Sonko def ko ñu xarab ko ñu bañ Bassirou Diomaye def ko ñu xarab ko ndax parti bi ñu bañ El Malick def ko ñu xarab ko ndax parti bi dina am ñu taxaw def ko gàdd ko tënk ko parce que xeex bi moom moo ko jar yéen a gën a xam li may wax Ousmane Sonko am na benn xeexin boo xamante bu ko amuloon ci réseaux sociaux am ko Sénégal gars yi lekk nañ ko dugal ko ci paqueté ko ba mu nice xoolal denc ko ci frigo léegi li may terminer mooy lenn
désabonné ci Maty moom nit patriote bu ne na jël ay responsabilités dem seetaan wala ñàkk ko seetaan man duma ko seetaan man info yi may am ci moom yëpp nit yi ñoo jox ma des fois ma dugg nii dugg génn xool ko dugg ci page damay génnaat parce que gisuma lu may jàngal gisuma lu may xamal li may jot ci mooy ay nit dama koy wax patriote bu nekk mooy jël responsabilité am désabonné wala mu def man li may def ça rien à voir ak désabonné man je suis dans man ci benn défense laa nekk képp kuy wax Sénégal nit ñi di la déglu ngay wax ci Ousmane Sonko dinaa la déglu boo tegee débat ñu débat boo tegee waxtaan ñu waxtaan boo ruubee ñu ruube la boo ko attaqué ñu attaqué la point barre waaw te na ci gaa bu ci gars yi di bañ di am ay xarma yàlla quoi maintenant ñi may woonaan ma jaru ko Pastef du defee nii c'est pas Pastef c'est man maa jël samay responsabilité def ko duma ci dàggasanteeg moom duma ci def ak moom dara yaa ngi dégg te dootuma def ay live nii sax di ci sori di ci wax ak moom Maty Trois Pommes moomul nit ñi du modèle du nit ku baax li muy woote nekku ci muuru bi gëmu ko ay nit ñu bon lañ xeetu ay Maty ay Aïda Patra nga xam baaru Dakar yëpp rajoxe nañ ko bu teyee ñu tëdd ak góor bu subaa ñu tëdd ak jigéen ay dóorkat ay musiba rek lañ def seen àddina ay nit sacrifié wu jël seen àddina sacrifié ko pour cette jeunesse là pour Sénégal ñoom ñu il se permettre ñu bëgg a toog di live te dañuy toog di wax lu leen neex di def leen neex kenn du ko wax nañ continuer ñun ni ñuy décider xeex ñun ñoo koy décider preuve yi nga yaakaar yor nañ ko yoruñu ko ñun ñooy décider lan la ñuy génnee kan lañ koy génnee naka lañ koy génne ñu koy defee parce que nag xeex bi course de fond la de sekk ko ay ngaaka sekk ko ay dof te wallahi boo continuer wallahi di nga gis lu yéeme sax donc je te conseille nga dellu si say live nga affiché wu comme koo xam dangaa contre Ousmane Sonko comme ni ko waa TFM nekkee comme ni ko Aïssatou Diop Fall nekkee comme ni ko Me El Hadji Diouf nekkee nga affiché ko kantaa nag di dugg di jaxase patriote fii patriote bu ñu fii Maty téye di la tagg yaa ngi nax sa bopp te ñooñu muy woo naa leen ay patriote yu baax na leen génnee ñun xamuñu leen ñun patriote yu xamante nañ ay ruube la nit ku bon la ay patriote bii baax na woo na ma fii benn patriote bu baax bu bon woowu la yow kenn woowu la waaw Maty waaye mais Maty yu garaaw rek lay def li ma leen wax nii mais dina génn après patriote yi di ngeen comprendre que ne kii Maty xolal benn projet la am mooy yàq Pastef benn projet la am mooy déranger Pastef benn projet la am xolal mooy fexe féewale patriote yi te mission boobu nañ ko yónni mu def moom lay def maintenant nag patriote yi mën nañ bañ a d'accord wala ñu ñàkk d'accord ci ni ñuy def leen teg moom mais dafa leer benn affaire mooy jàppee leen ne ennemi la te man awma ci lu may nëbboo patriote bu ma gis mu taxu ci wëtam di am nooy damay xam ne gëmuloo projet bi comprendre nga on a des relations ñëpp ak ku ne man am naa ay xarit yu nekk affaire ak fu ne mais am na yenn position yoo xam boo ko jëlee ma xam kii nekkatul ci principe yi dama la koy won nañu bàyyi laayam bi ak xam nga ñod yenn affaires yi quoi Maty patriote yi wooyu muy wax dañ koy jàppal dañ koy woo di ko bëggee amul waaw amul dafay fen te man li ma yor fi mu toll nii di nga koy tëdd di ko fanaano xamal na chaque instant mën nañ la génne ay bagages yu weex tàll kenn du ko dindi nooy gën a continuer nag ñuy gën di dox ak yow waaw lenn moom na ko sénégalais xam du modèle gëmul dara day def ak jigéen di def ak góor woyof na sër te def na ay toj bu ne sàcc la fenkat la lépp lu mu leen wax ci famem gëmu ko waaw Maty bu ñuy wax loo quoi ay man sama nii sama na yow nga fàq sa kër yow ba sa waaju bu góor di làqu sax dalaa fekk ci kër gi est-ce que fekk na ngeen di wax sax nga ñëw di woote affaire modèle dama xeex dama nii man sama kii mooma laa sama nangam mooma sàngam yow nga génn sa kër këroo kër nga fanaan fa sa xarit bu ne nga fëggu ko ne ko may ma fu ma tëdd ak may ma fu ma wax naan ñun di la fat de gauche à droite nga nekk Sénégal di ko toj bu tey nga génn ak góor bu subaa nga génn ak jigéen xam nga woyof sër bay bëgg a dee lan mooy magum jëmm laa leen ko luy magum jëmm man di sa àddina yépp ba def tak mooy gazelle bu verte bi fu ne nga dugg fa ak moom tasaari sa àddina nit ñi dimbale la ba nga toll fii nga toll te li la tolle fii nga toll boo ci génne woon li ci ay patriote def doo doon tus nit ñi dina dimbale suqali la ba nga nekk nit ngay def ay émission ay patriote di jël seen alal dina jëndal ay billets ngay tukki fu ne tey nga dem ba nekk nit
xaw ma lan lañ la proposé xaw ma lan nga ci teg waa parce que nga toog da ngay ruube Ousmane Sonko nga ne dina la ci bàyyi yaa ngi nax sa bopp. yéen ñu tekkiwul dara. Voilà. Dañu ko désabonné mais il faut qu'on se défende. Voilà. Mati n'importe qui kërëb kërëb c'est-à-dire duñu yegg man damay bëgg rek carte gi leer quoi. Après ñoom bu leen neexee ñu fàtt ci Macky Sall bu leen neex ñu xeex Ousmane Sonko mais na leer que ni moom adversaire la man loolu rek laa bëgg mu leer nañu ko jàppee adversaire comme Maître El Hadji Diouf ak keneen. Léegi nag képp ku sentir ne jar na xeex ak moom nga xeex ku sentirul ne jaru ko bul ko def li leer te leer mooy Mati effectivement amul lu muy peser ci projet bi amul lu muy peser ci suñu yoon mais dama bëgg ñu identifier ko comme benn ennemi dama bëgg ñu identifier comme benn ruubekat dama bëgg ñu identifier comme nit koo xam du modèle pour les jeunes filles du modèle au Sénégal dañuy utiliser benn tour Sénégal lu mu yàq xanaa xamoo genre ñoo ko yàq Aïda Patra yi ngay gisee ay François Hélène ñu génne dañuy nekk xaw ma lan kii mais dañuy dóor dañuy wut lu ñu lekk dañu xiif parce que xiif leneen la amuñu éthique amuñu dara elles en ont rien à foutre de Sénégal nu mu mel ak nu mu melul est-ce que 14 jeunes sénégalais dee nañ Sénégal yi xiif nañ elles en ont rien à foutre foog nga ne nit kuy xeex principe ak valeur tey waxuma la sa affaire justice mais nit ku ànd ak xelam tey Sénégal dina toll fi mu toll nga bàyyi ba mu toll fii mu toll nii tey nga ñëw naan da ngay défendre Adji Sarr au nom de quoi ñu ngi foyewaat sénégalais yi ñu ngi bayalaat affaire yi nii lay demee ñu koy jàppal bàyyil ba beneen coow amaat fi yeneen sénégalais dee léegi ñu nekkat tranquille léegi nag looloo fi jeex gis nga cette jeunesse là ils ont compris ku fiy jël responsabilité ku fiy jël position na nga ko assumer ah na nga ko assumer man loolu laa gëm na nga ko assumer il n'est plus question que ñun jeunesse bu ñuy toog gars yi dañu dóor ñu leen di seetaan fii ku fi jël position na nga assumer say position waaw ku si jël position na nga ko assumer waaw parce que nag Sénégal moom dootuñ bàyyi ñu koy foye di ci def lu leen neex ku ci jël position na nga ko assumer pour muy leer quoi et que ñu xam que ne ñun foowuñu ci combat bi ku ci jël position na nga ko assumer le leer te leer mooy kenn dootu fi teg ay dil di def yenn affaires yi pour ay sénégalais di dee yow nga continuer di tedd di nekk nit na ngeen ko xam loolu jeex na fi di ruube pour ay sénégalais trox di ruube pour ay sénégalais dee di ruube pour leneen xew Sénégal yow nga toog di tranquille loolu jeex na fi ku ci jël position na nga ko assumer waaw ku fi jël position na nga ko assumer te nga xam ne ñun on fera face waaw on fera face au nom de la justice on fera face au nom de voilà au nom de la démocratie au nom de l'état de droit te li mu laaj nag ñu def ko voilà looloo fi nekk gars yi maa ngi di ziar loolu rek laa bëggoon wax pour mu leer quoi que ni le projet là ñun dañu koy défendre dañu koy promouvoir comprendre nga et les actes qu'on pose ça n'a rien à voir avec Pastef y a des gens yoo xam s'ils décident de ñëw pour des intérêts crypto personnels pour seeni nafsu bakkan ñu ñëw toog ne dafa am nu ñu bëgg a doxale ñun aussi mu am nu ñu doxalee te bu laajee bu salte bi nag nañu def bu salte bi parce que bu projet bi protéger ko bu ko laajee on va le faire en fait noonu da ngeen koy déggee bu bàyyee ñu bàyyi parce que amuñu temps boobu mais bu kon ne di ruube dinañ ko tegal bu ne cur te dina ko gis ba ci ko ndara kàmb te dina gis lu musul gis ci live am quoi parce que nag voilà donc gars yi loolu la woon rek maa ngi leen di siyaar di leen béggee di demander encore une fois ñoom Dame Mbodj enseignants yi ñu taxaw fi kaaw Ndongo Diop di demander aussi les porteurs de voix yi nekk Sénégal ñu taxaw ci kaaw Ousmane Tounkara looluy dëgg les gens n'en parlent pas assez mbiru Ousmane Tounkara bi na ko gars yi teg ci taabal bi ñu waxtaane ko Macky Sall bàyyi ko mu ñibbi Ndongo Diop na enseignants yi élèves yi étudiants yi nit ñi na ko nit ñi xeex comme ni ñu xeexalee Dame Mbodj gënul Ndongo Diop Dame Mbodj gënul Ndongo Diop ni ma gëmee ne Dame Mbodj dafa doon xeex luy dëgg bañ bu ko ci toroxal sénégalais yi jàppale ko le monde éducatif jàppale ko noonu laa jàppee ne Ndongo Diop aussi noonu la ni Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy xeexal Sénégal doon xeexee ba ñu jàpp leen ci lu dul dëgg ak lu dul dëgg ba ñi ñëpp taxaw ci noonu la ñu war a taxee ci kaawu Ousmane Tounkara te ku nekk def ko sa mbiru bopp affaire Ousmane Tounkara bi du question de li mu wax kese affaire jaay doole la toroxal ko delloo ko Sénégal lañ bëgg te loolu du dëgg du yoon voilà maa ngi leen di ziar di leen bëggee jaa ngeen jëf tawfeex